que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées. L'appli Sud FM Radio Sénégal est disponible sur Android et Windows Phone. Sud FM, première radio privée du Sénégal. Stop coronavirus. Cette émission Stop coronavirus tey jii ci talaata ji dina dalal docteur Cheikh Tidiane Athie di ko xam-xamam màcc ci wàllu santé communautaire moom mooy président ACDEV li ñu fas yéene waxtaanee nag mooy taxawaay bi nga xam ne daañu ko andi ci xeex cas communautaire ci mbas mi dinañu wax it ndax fii ñu toll li ñu doon def yépp am na jeexital ban mooy taxawaay bi nga xam ne it moo gën ngir xeex cas communautaire. Cheikh Tidiane Athie ak Marie Rosalie Ndiaye bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee lay doon ci Sud FM 98.5 di ngeen ci mën bokk su ngeen wootee ci 88 628 98 98 bu ko kenn wuutee. asalaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm ci seen émission Stop coronavirus comme ni ngeen ko déggee tey dañuy dalal suñu invité docteur Cheikh Tidiane Athie docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay Marie Rosalie. nga nekk spécialiste en santé communautaire jiite it ONG ACDEV ndax mën nga xamal auditeurs yi ci lan ngeen di yëngu exactement. ACDEV dafa di benn ONG bu nga xam ne bi sanc nañ ko depuis 1990 tey jii mu ngi nekk ci 30 ans di liggéey ci wàllu wërgu yaram ACDEV aussi dafa di ONG ba nga xam ne bi dafa liggéey ci ay diwaan yu bëri maanaam ay régions yu bëri yu ñu nekk donc ci wàllu wërgu yaram di liggéey ci lépp la nga xam ne dafa jëm ci wàllu yee nit ñi ci jàngoro yi ci feebar yi wala seen naka la ñu war a def pour aar jàngoro yi mais aussi di fajaate parce que dañoo war ay bërëbu fajukaay ya nga xam ne yi foofu ay waa kër docteur ñoo fa nekk di indi di faj nit ñi. donc loolu mooy ACDEV ci gàttal. ngeen nekk fan ci Sénégal ci Dakar rek ngeen yem wala yéen a ngi ci yeneen diwaan yi. donc yemuñu rek ci Dakar dafa aaju rek ci programme yi nga xam ne ci la ñu nekk. dafa aaju rek ci programme yi nga xam ne ci la ñu nekk ay programme yu bari def nañ ko. ci biir Dakar am na yeneen programme yu nga xam ne dañ ko tëral yóbbu ko fële ci ay Fatick yeneen yi ñu ngi nekk ci région de Louga yeneen yi ñu ngi nekk Kaolack ak yeneen dëkk yu nga xam ne yi vraiment foofu yëpp ñu ngi fay liggéey ça dépend nag ci programme yi am na programme yu nga xam ne dafa jëm ci ay dëkk yu bëri ay région boole ay régions yu bëri yeneen yi aussi yem rek ci benn dëkk waaye suñu siège moom mu ngi nekk fii ci Dakar boole kook ñu ngi am yeneen coordination yu nga xam ne ñuy tuddee ay coordination régionale yu nekk à Fatick nekk à Louga ak Kaolack. waaw tey jii nga xam ne dugg nañu ci jamono joo xam ne mbas mi dañuy wax Covid-19 est-ce que ACDEV impliqué wu na ci bu baax a baax. waaw ACDEV mu ngi ci yëngatu parce que lu njëkk ci lépp mooy dañuy liggéey ak région médicale vraiment ñoom aussi ñu boole ñu. pour que ñun ñu mën a waxtaan ak ñoom seet ci wàllu communication parce que xam nga feebar bi lu ci ëpp ci solo mooy affaire communication donc ñoo ngi liggéey ak ñoom boobu ba tey di taxawal li ñuy wax stratégie de communication pour ci biir région de Dakar waaye bu loolu weesoo aussi ñun suñu bopp ACDEV ñu ngi ci liggéey si suñu bërëbu fajukaay yi d'abord mais encore ci biir askan wi en ce sens que dañuy dem ci biir askan bi di def foofu li ñuy wax yeete sensibilisation bu ñu may pour ñu dugg ci gox-goxaat yi muy nekk ay surtout ci biir banlieue bi booru Pikine Guédiawaye Yëmbal at yooyu di fa yeete dañoo jël suñu ay oto yooyu ci def ci ay personnel yu nga xam ne dañ leen former def ci sonorisation alors fépp fa nga xam ne fii dafa bëri ay nit muy ci marché yi parce que gis nga ne marché yi léegi nu muy demee mooy fi nga xam ne fii nit ñi dañ fay jaar di dem ci biir oto yeeg yooyu comme ça suñu ay volontaire di sensibiliser
ci biir ci gox yooyu yenn saa yi sax dañuy ànd ak ay bàjjen gox parce que bu ñu waxee approche communautaire dafa bokk ci jiital ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir communauté bi bokk ak ñoom di liggéey lépp la nga xam ne dafa jëm ci dafay delluwaat ci biir communauté bi. ne ñetti weer gannaaw ba ñu duggee ci mbas mi kilifa yi dañu tàmm sóobu ci lu ñuy wax engagement communautaire est-ce que c'était une bonne stratégie yow may fàttali ne spécialiste nga en santé communautaire loolu qu'est-ce que ça implique aujourd'hui? xam nga bu ñuy wax ni ñu koy xeeti engagement communautaire warul jóge ci kaw wàcc ci suuf. Engagement communautaire dafay jóge ci biir communauté bi moom ci seen ci boppam communauté bi mooy xalaat wax ne kat ñun ñi kat lii daf ñoo dal tey ñun suñu wàll boobu ñu nekk fii naka la ñuy def ba jëlee ko fi ñoom ñoo xam ñan la ñuy war a mën a tànn ci seen biir ñu am ay kàddu ñi nga xam ne dañ leen jox cër ci biir communauté bi ñi nga xam ne dañ leen respecté bu ñu waxee ñu dégg leen ñu tànn leen ñu ne leen yéen ñi kat kaay leen ngeen jàppale ñu ci waxtaan bu mel nii wala ñoom sax ñu jógal seen bopp nit ñoom dañuy dem xeex mbir mi wala dem di yee nit ñi engagement communautaire dafa jóge encore ci ay kuréel yu nga xam ne dafa nekk ci biir communauté bi tey jii am nañu ay association de jeunes yu bari yu nekk ci biir communauté bi am nañu ay association maanaam ay mbootaayu xale ay mbootaayu jigéen lu bari ñu ngi nekk ci biir communauté bi ay groupement loolu yëpp ñu ngi nekk ci biir communauté bi boole ko bàjjenu gox yi yeneen relais yi ak yeneen acteurs communautaires ñëw ci biir communauté bi naka la ñuy def ba ñooñu mën a dugg def mbir mi seen mbir parce que bu fekkee ci kaw rek la jógee est-ce que ñoom dañuy yëg ne loolu seen soxla parce que mën na jóge feneen kaay leen ngeen liggéey ñu jox leen ndàngam ñoom lu ñu leen di jox li mooy tax ñu yeewu parce que bu fa nekkatul rek dañuy bàyyi. mais bu fekkee ñoom ñoo jógal seen bopp boobaa ñoom ñoo ko moomal seen bopp mooy lu ñuy wax appropriation bu ñu approprié woo programme yi loolooy gën a tax ñu mën ci def dara dama lay jox benn exemple temps yooyu ñu doon wax yi setal xam nga bu ñu doon wax yi setal kenn jógul jox xaalis wala jóg wax nit ñi dañuy def setal nit ñi ñoo jóg ku ci nekk sa gox ba nga nekk sa quartier ba nga nekk nit ñi dañuy setal bu ñu xëyee jël seeni bale jël seeni râteau jël seeni brouette duñ ci xaar kenn ñoom ñoo ko doon defar rafetal peinture seeni mbedd def foofu ay monument lu ci nekk def nañ ko fa. mais loolu ci communauté bi la jógee loolu mooy approche communautaire dafay jóge ci biir communauté bi delluwaat ci biir communauté bi loolu nag dafa di lu am ci solo ci biir épidémie bu mel nii nga xam ne léegi relâchement bi ñëpp a ngi koy wax ñëpp a ngi wax que ni léegi nit ñi dañoo bàyyeeku boo demee ci plage yi boo demee ci marché fépp foo dem nit ñi dañoo bàyyeeku man mii di wax ak yow dugg naa Thiès ba génn maa ngi doon compter at ku ma àndaloon ñu naan ñaata masque lañ fiy gis du ñu compter ci ay masque motul 20 ñu dugg Louga foofu kenn du lu wax waxam. Yoof bi ñu dëkk fii ma dem foofu ci ngoon da nga de exception bi mooy ku sol masque donc ça veut dire que simplement kenn ñu ci gën a bëri solatuñu masque dañuy gis ñaar ñuy waxtaan wax nañu lu nga xam ne ni mooy distanciation physique maanaam ñun ñi bu dee ñu ngi waxtaan dañoo war a sorianté mais da ngay gis ñi ñuy toog di waxtaan di naan seen ataay fekk mel ni dara amul donc loolu nag léegi dafa war a bokk ci beneen communication beneen xeetu communication bu nga xam ne dafa war a ñëw yeneen stratégie yi nga xam ne dañ ko war a tëral pour que nit ñi xam ne kat mbir maa ngi fi gis nañu bés bu nekk léegi bu njëkk bi daan noo sorianto waaye léegi bés bu nekk nga dégg am na ñu ci faatu bés bu nekk nga dégg ñu ne lu ëpp téeméeri nit jàpp nañu feebar bi donc c'est très sérieux am na ay spécialistes yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ci biir wàll communauté santé communauté yàgg nañ fi mooy ONG yi boo xoolee li ñuy def fii ci sida kenn defu ko fi boo xoolee li ñuy def fii ci planning familial kenn defu ko fi
ci programme de lutte contre la tuberculose paludisme ak yooyu ñoom ñooy dugg ci biir gox-goxaat yi ñëw di waxtaan ak nit ñi di leen tàggat di def suivi ci biir li bi ba tax na bu dee ñu ngi wax sida Sénégal xam nga am na ci ndam bu rëy a rëy ci biir Afrique ak ci biir monde bi bu ñu toogee ba toll fi ñu toll fii xam nga ne loolu c'est un travail d'ensemble waxuma nag que ni rek ONG yi ñoo ko mën a def déedéet j'ai pas dit ça waxuma loolu mais dama ni dañ ci am cër. Donc munoo wax que ni da ngay jël travail communautaire nga jox ko ay professionnels de santé du seen liggéey ñoom dañuy yore ay liggéey di fajaate di gérer ay postes de santé di gérer ay centres de santé est-ce que mën nañu dem ci biir xam nu muy demee déedéet mënuñu ko xam donc lu ci nekk dañ ko war a jox place am jox ko ku ko xam pour que mën ko liggéey. Donc de la manière bi nga xam ne moom la ñu ko defee moom la ñu lancé li nga xam ne mooy approche communautaire dans le cadre de la riposte face à la Covid-19 est-ce que niñ ko tàmmalee c'est la bonne parce que gis nañ ne amul harmonisation de tout bord da ngay gis ñii di ne voilà parce que engagement communautaire la ñu wax dañ ciy jóg alors que dafa am processus. dafa am nuñ ko war a defee donc ça veut dire que spécialistes yëpp impliqué wuñu leen ci organisme yi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu impliqué wuñu leen ci est-ce que ça va porter des fruits à la longue ak manque d'encadrement bi nga xam ne moom moo ci am. waaw mais boo gisee résultat bu ñu am bi tey nga xool bés bu nekk mbir maa ngi yokk. relâchement bi di wéy. vraiment loolu mooy que ni am na fu nga xam ne fii dafa sooxe parce que su marché woon très bien. du ñu yegg fi mais néanmoins je crois que ñun ñi def nañ ci léegi seeni xel am na lu bëri lu ñu comprendre ñu bëri ñu ngi critiquer man je crois que critique c'est bien waaye indi solution moo gën. taxaw ci rajo bi ak télévision bi di wax lii baaxul lii baaxul lii baaxul te doo fa teg dara loolu amul solo donc naka la ñu mën a seetee léegi dëgg-dëgg pour waxtaan ak nit ñi pour que ku ci nekk xam sa gox-goxaan nag nga fay demee nag la ministère de la santé mën a toog ak ñi nga xam ne ñooy acteurs communautaires yi waxtaan ak ñoom soppiwaat discours bi parce que aujourd'hui lu xew mooy nit ñi presque dañoo faaleetul feebar bi dafa mel ni ñu bëri sax dañoo gëmul ne feebar bi am na ñu bëri dañuy wax un déni de la maladie la ñuy def donc pour ñoom dafa mel ni presque loolu amul et loolu c'est grave loolu c'est très grave bu nit ki demee ba nga xam ne gëmatul que ni lii am na kooku xam nga pour soppi xalaatam soppi jëf-jëfam dina jafe trop. Donc communication bi foofu la war a dem war a toog mënu ma la wax léegi fii ma nekk nii ndangam lii la ñu war a def lii la ñu déedéet loolu dañ koy gëstu waxtaan ci ku ci nekk seet parce que cible yi bokkuñu booy def communication cible yi bokkuñu. da ngay defee communication ci biir village at na nga koy defee ci biir dëkk xam nga du benn c'est pas les mêmes cibles na nga koy defee pour mag at pour xale c'est pas la même chose na nga koy defee pour góor pour jigéen ku ci nekk cible bu nekk ak type de message ba nga ak type d'approche moo ngi koy mën a utiliser donc dire qu'aujourd'hui am nañu ay gëstu yi nga xam ni war nañ ko mën a def très rapidement parce que affaire bi du xaaraate dégg nañ fu lu nekk ay messages yu nekk pour dellu soit ci la nga wax lii encore mooy ñu bëri ku ci nekk sa boor yaa ngi def amul harmonisation amul coordination et ça dafa di lu am au début de l'épidémie on voyait à radio télévision ku nekk invité nañ la ci dëkk bi dafa xewoon ku ci am tuuti xam-xam rek ñu invité la nga toog rajo yëpp a ngi ko doon wax xam nga léegi loolu yëpp arrêté na parce que dafa bees mais aujourd'hui lu bëri lañ doon def ci communauté bi aussi wàññeeku na man daan naa romb ci ay marché gis ay volontaires yore ay siwo mais tout ça ni ñu koy waxeeti presque dafa jeex léegi amatul mu ngi mel ne rek dañoo bàyyi nit ñi wala nit ñi ñoom seen bopp ñu bàyyeeku alors que warul nekk affaire baa ngi fi bu la dalul yow mën na dal sa mbokk mën nga ko jël yóbbu ko feneen donc je crois que à ce niveau là am na lu bari la nga xam ne war nañ ko def mais encore que bu ñu koy def dañuy dugg ci biir gox-goxaan yi jël ñi nga xam ne ñoom moom communication bi wala ñooñu nga xam ne mën nañ leen mobiliser seen biir gox-goxaan pour que ñoom ñu jël mbir mi liggéey ko
mais est-ce que tamit ñi nekk ci communauté yi nekk ci biir gox-goxaan yi nga xam ne war a liggéey ci approche communautaire ci engagement communautaire war nañu xaar nguur mu ñëw ne leen jox naa leen feu vert de manière officielle wala ñoom ñoo war a dem ci état ne ko lii la ñu am ci plan lii la ñu am ci objectif pour dugal suñu loxo ci xeex bi accompagnement yi la ñu soxla donc il faut mu demee noonu. mais bien sûr je suis d'accord parce que loolu mooy la nga xam ne lii mooy la ma njëkkoon wax mooy que des engagement communautaire ci communauté bi lay njëkk a jóge warul jóge feneen moo ñit ñi mën nañu ñëw may la ay moyens jàngal la yu mel noonu mais loolu xewoon na fi pendant un temps xewoon na fi ba nga xam ne ñu bëri dañuy jógoon def ay nu ñu koy xeetee lu bëri ñii di defar ay masque di ko maye kenn waxu leen ñu defar ko. ñii di defar ay machine ñii di defar ay sensibiliser di def ay campagne yi yeete seen gox-goxaan mais loolu amoon na fi au début de l'épidémie ñu bëri ñoo mobiliser woon. collectivités locales yi koo ci gis mu ngi wut xaalis pour dem defari ji ay masques koo ci gis mu ngi defar jënd ay siwo yu ànd ak saabu di ko joxe di distribuer ay gel yu ñu doon mais loolu yëpp wàññeeku na. est-ce que c'est pas parce que amatuñu moyen pour continuer li ñu doon def. moyen ou bien relâchement parce que aussi mënuñu wax que ne amuñu moyen dañuy bàyyi mbir mi di gën a yokk. parce que bu gën a yokk en ce moment foofu encore da ngay war a génne yeneen moyen parce que feebar bu xasee taxaw feebar ñi nga xam ne dañ leen di faj foog nga fay leen foog nga jënd ay garab foog nga jënd nuñ koy xeeti foog nga mettre en place des infrastructures parce que gis nga léegi professeurs yi nga xam ñoo ñu nekk ci biir hôpitaux yi wax nañ ko. hôpitaux yi dafa fees foog nga dem luy jëy hôtel wala nga luy ji feneen pour jox leen ñu lekk jox ñu leen di surveiller xam nga loolu yëpp ay moyens la. donc c'est le gros moyen moo tax ñu naat que ni prévenir vaut mieux que guérir donc ñun ñëpp médecins yeeg infirmiers yeeg spécialistes de santé publique santé communautaire sociaux ñëpp d'accord nañu que ni fi mu nekk ni liggéey bi yëpp ci biir communauté bi donc ci biir communauté bi nit ñi war nañu am prise de conscience pour que ñoom seen bopp ñu jógal seen bopp wax que ni attention mbir mi kat mu ngi jéggi dayoo te bu jégee dayo du daanu ci kenn ku dul ci ñun ñooy communauté mais comment faire nag léegi pour amener les gens à yóbbu ñun ñi ci niveau boobu. loolu nag la ñu war a gëstu. seet les voies et moyens pour ñu yegsi ci. ci loolu sax laa doon ñëw ne nga il faut communauté yi am prise de conscience mais ci prise de conscience balaa muy am il faut que la communauté soit au courant de ce qui se passe réellement mais dafa mel ni c'est l'effet contraire moo am. faaleetuñu li am parce que on ne leur donne plus la bonne information ou bien assez d'information liñ ci xam mooy testé nañu ñaata nit ñii ñoo ci positif ñii cas communautaire lañ ñii ñëw ci faatu est-ce que c'est assez suffisant pour susciter de manière brusque une prise de conscience au niveau de la communauté? En vérité xam nga man je ne suis pas un spécialiste en communication mais xam nañ ne lii ñuy def le matin loolu information la ñuy joxe est-ce que c'est communiqué est-ce que c'est pas communiqué donc je crois que moi je pense ça comme étant une information mais damay jàpp ne communication dafa jublu ci lépp lu nga xam ne dafa jëm ci acquisition de connaissances d'abord nit ki war a am xam-xam bi am connaissance bu amee connaissance mu am benn attitude xam nga ñu koy waxee ci favorable bu jógee ci habitude favorable mu am un comportement bu ci àndal maanaam nit ki boo ko bëggee yee foog ci la nga koy yee moom mu xam lan nga koy yee boo ko yee ba pare ci loolu moom la nga ko wax li mu jël ci taxawaay pour bëgg a changer ni kat man mii kat lii ñu may wax kii su ma ko moytu nangam donc mu jëlee ko nu mu baaxee xam ne njëriñam la lu ci topp mooy mu dem ba nga xam ne léegi lépp lu mu doon def day tax ba feebar bi walla comportement boobu mu amoon mu bàyyi ko donc ñetti étapes yooyu dañu am donc léegi naka la ñuy yeggee ba nga xam ne ci ñun ñi léegi dañuy changer comportement booy dox biir Dakar c'est rare nga gis ñun ñi di takk masque
ñu bëri dañuy takk masque parce que aussi dañuy ragal police jàpp leen wala gendarmerie est-ce que loolu yoon la. yow waroo xaar ba ñu waroo takk masque ndax police wala gendarmerie waroo ko loolu échec la moi je crois que c'est un échec nit ñi dañoo war a takk masque parce que ñoom seen bopp xam nañu dañ ko war a takk te ñoom seen bopp war nañ xam ne mën nañ leen ko wàll comme ñoom mën nañ ko wàlle donc ñoom seen bopp ñu def prise de conscience boobu ni man duma xaar kenn wax ma takk masque duma xaar ba gendarmerie ñëw bu ba gendarmerie bi rombee ma dindi sama masque loolu yëpp dafa di ay attitudes yu nga xam ne dafa baaxul. donc je crois que communication dafa di lu am solo communication du joxe rek information déedéet ça va vraiment au-delà te communication bi boo demee ci dëkk yi ci biir Sénégal da ngay yaakaar ne nit ñi sax gëmuñu ko finalement man dem naa ci benn dëkk week-end passé mais dama ñëw di wax yi masque dañ may reetaan rek wax yooyu wax yu neex dégg nga mais en réalité gëmuñu ma. am na ñi nga xam ne sax xam naa ne ñu may xool di reetaan parce que dama takk sa takk masque. est-ce que voyez. même à Dakar da ngay takk masque romb ñu lay reetaan moo xew léegi. ah oui loolu tu vois donc dañoo yegg si ba nga xam ne fi mu nekk nii nit ñi dañoo banaliser mbir mi defatuñ ko mu nekk seen soxla duggal ci marché yi xool duggal ci oto yi xool duggal ci niñ koy waxee ci plage yi nga xool mais c'est extraordinaire lu fa xew lii da nga yaakaar ne lii dara xew fi or warul demee noonu. warul demee noonu et jusque là autorités yi defuñu dara pour jubanti ko est-ce que aussi c'est pas parce que ils ont vu que dès le début seen discours c'était trop alarmiste ça faisait peur et que c'était pas la peine il y avait pas de quoi fouetter un chat que mbir mi tollul foofu est-ce que du loolu la ñu sentir moo tax ñoom ci seen bopp ñu relâché wu bàyyi population ñuy def lu leen neex. boo ko seetaatee xam nga autorité pays yëpp ñoo xaw a paniqué dès le départ du fii rek aux États-Unis en France partout dafa di woon lu nga xam ne nii feebar bu bett la. te nekk lu bees dégg nga de kenn musul xaar feebar bi d'ailleurs xamuñu woon sax nañ ko doon aaree gisoon nga que ni France ñu doon wax que ne ñun ñii sax waruñu takk masque ñii di faj rek ñoo war a takk masque. dégg nga de donc ba tey ji sax maa ngi gis keroog directeur général France ñun ñi oo ko assemblée nationale di ko poser ay questions naan ko yow da nga doxalee mbir bi baaxul at yu mel noonu donc ñu ci gën a bëri xamuñu woon feebar bi en vérité ay tâtonnements yu bëri la même boo xoolee sax déconfinement maanaam ni ñu di dindee couvre-feu yeeg ak lépp lu ñu doon wax ñi ne nañu toog seen kër bañ a génnati loolu yëpp bañ ko doon dindi ñin ñi dañuy ragal xamuñu naka lañ koy dindee donc dafa di feebar ba nga xam ne bi lee dafa ñëw bett ñin ñi mën ñin ñi te dinañu lu la bett mën la voilà exactement lu la bett mën la donc en fonction de ça ñin ñi dañuy bëgg di ajuster wu au fur et à mesure mais en fonction ci la nga xam aussi da ngay ajuster wu ci la nga xam gis nga fii démb maa ngi dégg kenn doon wax que ni les trois temps yi nga xam ne moo tax vraiment communication bi sooxee na bu ñu demee ba naan que ni pic bi jot na ñu ngi wàcc xam nga loolu te ñun amuñu fenn fu ñu ko teg amul benn ku teg jékki-jékki rek nit jóge fa ni pic bi wala ci plateau la comment voilà alors que y a rien qui dara amul dara la nga xam ne da koy firndaal amul ay base scientifique fu mu ko teg la preuve mu ngi noonu donc message bi warul nekk message buy tiitalaate message buy tiitalaate nit ki bu toogee ba si gisul lu ko waroon tiital rek lay bàyyi ça c'est tout à fait naturel beneen affaire bi message bi dañ ko war a axé ci lu bari n'est-ce pas dañ ko war a axé ci sentiment ci responsabilité ñin ñi aussi ci responsabilité ñin ñi lañ ko war a axé ba nga xam ne ku ci nekk war nga xam ne man mii kat am naa ci responsabilité nit ki nag boo xamee ne lii yow bokkuloo ci amoo ci responsabilité doo ci dugg ni ñu koy waxeeti imam jàkk yi les religieux les communicateurs traditionnels ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir gox-goxaan yi ñooñu am nañ fa kàddu mën nañu wax jeune moo ko mën a sensibiliser bu fekkee ne association de jeunes yi les ASC at yu mel noonu ñu ngi ci wax wala les associations de femmes ci biir li di joxante seen biir ay amende mais loolu
je crois que c'est des stratégies yu nga xam ne yi des activités yi nga xam mën nañ ko jéem a développer même si on peut pas le développer à l'échelle du pays. mais ñu xool naka lañ ko mën a taxawalee ay sites pilotes bien que fu ñu toll ni nekkatuñu ci ay pilotes dañu nekk ci action dëggantaan parce que mbir maa ngi dem. du xaar donc noonu laa ko gisee et je crois que tant que yegsi wuñu foofu dañuy wax waxi communautaire et te duñ fa yegg en réalité j'ai vu que souvent dañuy jël ay services de l'État pour wax leen dem leen ngeen travailler avec les ASC et cetera et cetera mais c'est bien mais y a d'autres qui peuvent le faire aussi. ah ku ci nekk at la nga xam ne ni moom mooy sa liggéey ku ci nekk at la nga xam ne mooy sa jàng-jàng léegi nag avec obligation de résultat boo jëlee ay nit yi nga xam ne ñi ñoom seen liggéey mooy liggéey ci biir communauté bi nga jël leen liggéey loo leen avec obligation de résultat ku ci nekk jox ko ay zones bien précises yi nga xam ne mën nañu fa dugg ça peut servir boo jëlee le programme des bourses familiales dans le programme des bourses familiales lépp la ñuy liggéey ci biir programme de bourse familiale superviseurs yi nga xam ne dañoo dëkk ci biir gox goxaan yi di liggéey ak les ménages et tout ça ils peuvent faire beaucoup de choses donc bu ñu gëstoo dinañu gis ay ressources yi nga xam ne dafa nekk ci biir askan bi mën nañ leen utiliser même bu fekkee te moyens yi ñu leen di jox c'est pas des moyens quoi du ay yi nga xam ne ay moyens yu am solo mais au moins ñu responsabiliser leen def naa ne loolu yëpp parce que waratuñu xeeb dara fu ñu nekk nii waratuñu xeeb dara et puis jàngat yu bëri wax dañuy def lii dañuy def lali di ko jàngat te jàngat yu dul jeex fekk mbir maa ngi reyaate fi mu nekk nii def naa loolu war nañ jóge ci phase boobu mais enjeu yi tamit ñaar la bu weesoo li nga xam ne moom la ñuy def au sein de la communauté on voit de plus en plus des gens yoo xam ne ñu ngi ci centre de traitement yi di kaas parce que dañ leen a diagnostiqué positif ñu leen di traité mais nee nañu dañuy toog toute une journée bu ñu xasee ba gis benn yoon ki leen di faj après amatul communication ci seen état fañ leen teg lañ leen bàyyi et ça se comprend parce que le nombre de cas dafa bëri doole et le personnel n'est pas assez suffisant pour mën a tout le temps comme nga boo nekkee ci clinique nu ñuy ñëwee chaque 2 heures chaque 3 heures ñëw xool la et les patients se plaignent amuñu communication bu jëm ci ñoom ils sont laissés à eux-mêmes xamatuñu fu ñu teg seen tànk ba ñu koy décrier ci réseaux sociaux yeeg yooyu est-ce que loolu tamit du indi yenn nit yi nga xam ne bu ñu feebaree dañuy ragal a woote parce que ils se disent que su ma demee duñ ma toppatoo damay tumuranke du ma xam nu may toogee. lu nga wax lii lu am solo la parce que communication boobu ñun ñii di def ci biir réseaux sociaux yi maa ngi nii dara daluma fekk yow am na lu la dal. mais peut-être qu'on lui a pas expliqué. c'est parce que da ngaa gisul ay signes léegi nga naan que ni maa ngi fii tëdd kenn deful ma dara kenn lii ku nekk fële di la déglu xam nga yow nu nga ko néewalee nii moom daf koy gën a néewal loolu dafa di lu am solo. donc communication bi ñooñu nga xam ne dañ leen téye ci biir hôpital balaa ma koo fàtte sax naa ci dellu soit léegi ñii nga xam ne aussi dañ leen di stigmatiser bu fekkee ne am nga feebar bi nga delluwaat ñu ne kenn du la jege tu vois loolu naa ci dellu soit léegi mais ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir centre yi ñooñu nu nga ko waxee lu am solo la communication boobu ñu leen di jox yee leen di leen te lu waroon nañ ko def depuis le départ bon ñàkkul ñu ngi koy def mais xam nga nit aussi te ku mu neex dëkk bi léegi nga wax mais muñ la defalee sax yenn saa yi da ngay gis ñi nga xam ne dañuy à dessein daf leen di neex rek ñuy wax. yàgg nañ ci wax nit ñi bu leen dem géej mais teewul ñi ni dañuy continuer dem géej. et on les laisse faire ci géej gi. donc pourtant xam nañu lan moo nekk ci géej gi bu ñu demee dañ ciy dem mais toujours ci la bu fekkul woon autorités yi taxul woon def ay mesures yu nga xam ni drastiques pour tere nit ñi dem géej dañuy dem géej donc ñi ni lu ci gën a bëri pourtant nit ñi dañ koy def mais seulement nit moo doy waar sensibilisation bi foofu ngay wax noonu ci li ñuy jot a dégg loolu yàq na lu bëri ñooñu nekk ci biir centre de traitement yi naan que ni man dara daluma mais am na ñu nga xam ne ñi mën nañu am feebar bi te dara du feeñ ci ñoom mooy lu ñuy wax les porteurs asymptomatiques nga xam ne amul benn mandarga muy wane que ni yow am na lu la dal du bopp buy metti du dara donc bu ko defee nag yow léegi yaa ngi ak malade bi
feebar bi nu ñu koy waxee gisoo dara nga jël sa télévision sa téléphone di wax lu la neex fii daal nangam xam loolu aussi day gën a yàq. mais peut-être waxuñu lu leen neex dañuy wax lu ñu xam parce que est-ce qu'on a pris le soin expliquer leen ne mën nga wàll feebar bi donte amuloo mandarga peut-être bu ñu doon expliquer ça dès le début wala peut-être du rôle lu docteur bi yow muy docteur est-ce que c'est dans le rôle du soignant d'expliquer tout ça mais ça se comprend aussi ak nombre bi ni ñu bëree est-ce qu'ils auront le temps def ko pour ku nekk ne la nii la demee c'est compliqué. non mais ci faj la bokk boo déggee léegi sax ñu naan counseling ka nga xam ne kii yaa ngi ko bëgg a annoncer benn nouvelle am na nu mu koy defee am na lu ñuy wax pré-counseling am na lu ñuy wax counseling post-counseling mooy waxee ko ba nga xam ne moom lu mu yor li dina ko jël très positivement donc loolu waxtaan la loolu du docteur bee koy def évidemment dañuy ànd ak ay sociologue ay psychologue ak ñu bëri ñu nga xam ne ñi dañ leen di former ci loolu léegi gis nañ ko ci sida bi bëri na fi gis nañ ko ci planning familial bëri na fi aussi parce que loolu aussi dafa bokk ci biir paj bi donc feebar bi dafa dem ba nga xam ne léegi on est presque à plus de 6000 cas aux dernières nouvelles je crois 6034 cas xam nga dafa bëri te 6000 et quelques personnes centres yu ñu yore bëriwul donc centres yu bëri léegi dañoo yegg benn niveau de saturation ñu ngi koy jooytu donc nit ki bu ñëwee nga xam ne ñi ngay xam ñooy faj foofu bëriwuñu wala am na ñu nga xam ne ñi d'ailleurs sax je me souviens am nay anthropologue yu doon wax que ni kenn impliqué wu leen ci xeex bi ci liggéey am wax nañu dëgg dañ leen war a impliqué waruñu bàyyi kenn à l'heure actuelle fu ñu toll waruñu bàyyi kenn les assistants sociaux képp ka nga xam ne kii daal mën nga ci am la nga mën a indi dañ la war a woo donc pour delluwaat ci biir centre yi donc je crois que foofu war nañuy def ay séances de groupe de counseling buñ ko deful war nañ ko def donc que ce soit des séances de counseling groupées yi nga xam ni dañuy jàngal nit ñi wax leen attention lii dal na leen mën na am ay mandarga feeñul ci yéen mais ça ne veut pas dire que yéen mun leen wàll wala ça veut pas dire que keneen bu ko dalee du ko am du mënu ci faatu ñooñu sax mën nañ leen jàngal ba nga xam ne bu ñu génnee ñoom ñooy nekk yi waat ay relais ci biir communauté bi tu vois donc opportunité yi ñi am ci utiliser ñin ñooñu dafa bëri aussi nga xam ne kii dund nga fi ba pare ñu ne la yow yàlla may na la yow gisuloo lii at yu mel noonu mais boo demee nag nga xam ne nii la demee ñooñ ñu jëlaat leen defaat leen ay relais donc y a plus de 4000 qui sont sortis donc ñooñu bëri bu ñu génnaatee mën nañu tasaare xibaar bi nekk des gens yi nga xam ni dañuy nekk di yee nit ñi ne attention mbir maa ngi fi man dal dama mais sànq yaa ngi ko doon wax wàllu stigmatisation est-ce que ak gis nuñu suñu askan di demee ni ñu ko waxee di stigmatiser ñi bëri ñi nga xam ne dañu dund feebar bi est-ce que loolu dina doon lu yomb évidemment du doon lu yomb mais nag ça dépend des milieux at nañ ko jëlee du dëgg gis nañu fii ñi nga xam ne ñii dañoo jël tere kulee ñu suul ko ci seen gox tout comme gis nañu à la Médina kenn ka nga xam ne kii dafa jóge hôpital ñu koy feete xam nga ko kenn stigmatisé wu ko ñu nii dañuy kontaanoon xam nga loolu c'est un processus xam nga loolu dafa di quelque chose de très révélateur ci état d'esprit ñi ñu ngi feete kii dafa feebaroon génn na ñu ngi ci kontaan di ko feccal di defal lu bëri que dee na ñu ngi koy li donc depuis le début ba ñu ni commencé woon di def gestes yooyu def naa ne c'était des gestes forts à mon avis c'était des gestes à féliciter plutôt qu'à réprimer donc ça montre très simplement que ni population bi ci lay gën a mën a jël conscience parce que tout le monde dina xam lan mooy feebar ak lan mooy wër est-ce que vous voyez kii feebar na deewul wër na kii feebar na dem na amul symptôme dellusiwaat na wër na donc def naa ne yooyu geste peut-être qu'on a manqué un peu de tact je suis pas spécialiste en la matière mais ci sama xam-xam bu gàtt je crois que yooyu c'était des occasions yu nga xam ne waroon nañ ko magnifier évidemment c'était tombé
ci ay période yu jafe mooy période couvre-feu bi nga xamoon ne ñu bëri aussi mënuñu leen woon bàyyi ñuy violer couvre-feu bi mais tout de même il fallait réfléchir à ça quand même et bu ñu ko defoon depuis lors peut-être stigmatisation du am parce que kii nga xam ne dafay féete ku wër du kooku moo koy du kooku moo koy dàq moo koy stigmatiser. ñu gis tamit ak ni feebar bi di évoluer de plus en plus chaque jour ñu annoncer des cas de décès te dañ doon gis chaque 2 jours lañ doon annoncer wala chaque 3 jours mais nekkatul sax un décès tous les 2 jours mais 2 à 3 ba yeggoon na benn jour à 6 décès par jour évolution boobu te on n'a plus une information ci identité bon pas identité carrément nit ki mais auparavant dañ doon wax âgé de 82 ans âgé de 76 ans homme femme mais loolu yëpp dañ ko teggi est-ce que avec cette évolution là tamit prise de conscience bi nga doon wax sànq dina ci kii parce que la première fois ba ñuy annoncer un jeune qui décédé de 39 ans à cause de la Covid-19 dafa defoon un tilt les gens étaient étonnés parce que dañu yaakaaroon ne xëy na feebar bi mag yi rek lay faat mais ñu gisoon ne ndaw ñi est-ce que bu ñu continuer woon ci lancé boobu du doon tax nit ñi tamit gën a def effort xam ne mu ngi faat góor ak jigéen di faat mag ak ndaw mais léegi amatuñu benn information ci âge yu ñuy décès. waaw gis nga man je crois que boo seetaatee information yooyu ñu doon joxe boo ko seetaatee mag ñi ñoo ci gënoon ëpp ñuy faatu. waaw mag ñi ñoo ci ëppoon ñuy ciy faatu à telle enseigne que ñu bëri yaakaaroon nañu que ni lii bi mag ñi rek lay dal. ñu gën a bëri boo leen waxee ñu naan lii feebaru mag ñi. feebaru mag ñi la ñoo ciy loru. donc jeunes yu bëri dañuy relâché wu naan que ni maa ngi sport maa ngi sama digg doole. maa ngi alter maa ngi def lii di def la. mais parce que loolu lañ leen wax dañ leen ne vous êtes asymptomatique la plupart. waaw mais non ok xam nga communication boobu defe naa ne am na lu bëri lu mu yàq le fait de dire que ni âge bi boo ko calculer boo ko seetaatee mag ñi rek yi ci gën a bëri. à partir de 64 ans jëm kaw 75 ans 80 ans et cetera donc du coup ñeneen ñi dañuy wax ne non. Ça c'est pas bon, c'est pas pour moi quoi, c'est pour les autres, n'est-ce pas? Donc communication bañ ko bàyyee je crois que ni dina tax buñ ko deful woon je crois que ça aurait permis de dire que ni tout le monde peut être atteint. Est-ce que tu vois muy mag muy xale muy ndaw. ba nga xam ne faatu kenn ku ndaw dootul nekkati exception. Est-ce que vous voyez dootul nekkati exception ci biir. îlot bu nga xam ne bi ay mag rek a fa nekk donc je crois que de ce point de vue là le fait que on ait arrêté ça là c'est une bonne chose bon peut-être on n'aurait pas dû le faire waruñu ko woon def sax parce que lu mu indi dafa xaw a yàq. moo tax ma ni leen moi je dirais pas que je duma critiquer parce que je dis que lu ci gën a bëri ñun ñi xamuñu rek xam nga lu la bett ni daal la mën la. te du ñun rek Sénégal partout dans le monde. C'était actuellement gis nga lu xew Brésil. gis nga en Amérique latine. lu ko xew c'est extraordinaire donc lu la bett mën la te bu la bettee da ngay jéem a seet nooy def chaque fois mën nga def la nga xam ne lu baax la nga bàyyi ko après nga yaakaar ne baaxul wala nga bàyyi lu baax li dem defi ci lu bon yaakaar ne loolu moo fekk lor la. léegi spécialiste yu bëri ou en tout cas ñëpp ñuy prononcé wu ci Covid bi. gis nañ ne les autorités doivent encore se prononcer pour communiquer est-ce que yaakaaroo ne li nga xam ne moom moo xew Brésil ak li nga xam ne moo xew Chine nga xam ne moo nekkoon épicentre épidémie bi pandémie bi ñu nekk di dundaat une deuxième vague de transmission est-ce que yooyu yëpp warul nekk ay opportunités yoo xam ne état dafay jóg ne feebar bi jóge woon na fële mais relâchement tax na fu mu nekk nii feebar baa ngi gañewaat doole c'est l'occasion ramener waat nit ñi à de meilleurs sentiments wax leen li xew ci àdduna parce que bu ñu yemee rek ci li xew ci Sénégal xëy na dañuy ne y a pas de danger feebar bi amul il faut que ñuy ibbi suñu bët aussi di woo nit ñi ñuy xool li xew bitim réew ci yeneen dëkk yi Afrique du Sud nga xam ne bokk nañ ci dëkk yi gën a mettile ci jamono ji ëpp fa ay mort ay centaines plus de
100 000 cas ngay gis par jour, est-ce que on ne doit pas fixer les regards vers ce qui se passe ailleurs pour ramener les gens à la raison? waaw moi je crois que d'abord voyons nos li nga xam ne lii moom mooy suñu ay potentialité ci suñu réew. parce que contexte yi mën na am lu benn. man bëggoon naa du dégg bu baax këru diine yi dugal seen bopp bu baax ci biir manifestation ku mel ni benn xalif général bu ñëwee taxaw wax nekk ci di wax dëkk ci di wax xam nga portée bu mu am portée boobu ñu bëri amuñu ko. donc muy n'importe quelle religion catholique musulmane et cetera ñooñu bu ñu doon taxaw di wax di xutba ci jàkk yi di wax ci église bi partout di wax portée ba nga xam ne bi xalif général am na ko ñu bëri amuñu ko. président de la république c'est la même chose dégg nga de dina dépasser benn cadre ba nga xam ne bii yaakaaroon nañu lii mën na dépasser fu ci toll nii léegi ba gën a tax ñun ñi gën a yeewu parce que ñooñu bu ñu waxee dañ leen di déglu dañ leen di déglu bu loolu weesoo am na ñeneen ñi nga xam ne ñoo aussi man lañ leen dégg mooy ñi nga xam ne ñi dañoo am c'est des porteurs de voix la ñu leen di wax wala des leaders d'opinion ñooñu aussi bu dee dugg nañ ci biir wax bi di ko wax def naa lu am solo la beneen bi mooy journalistes yi les radios les télévisions dégg nga de mu bañ a nekk rek ay émissions yoo xam ne pour weddi la wala nangam mais ci wala ñu bañ ci invité ay spécialistes yi nga xam ne chaque fois dañuy wax ay yi nga xam ne. ak seen théorie bopp. ah. ma ne ku ñëw indi sa théorie bopp. voilà donc mais dañuy woo ñi ñii kat dañ leen invité parce que gox nangam la ñuy def lii la ñuy def pour xeex jàngoro bi du dëgg ñu invité waat keneen ñi ne ñii waa Diamaguène lañu kuréel bi nangam la tudd lii la ñuy def pour ñu dem filmer leen wane leen tu vois xam nga loolu mooy inciter. ñeneen ñi ku ci nekk bu gisee exemple yooyu nii que ni ñi kat ñu ngi def lii. pourquoi pas ñun. dina indi une saine concurrence au sein des communautés. tu vois une saine concurrence dégg nga de dina inciter ñi ku ci nekk nga ne que ni mais kële lu muy def li baax na kat man lu tax mënu ma ko def mais ñu saxal loolu di ko wane. encourager ko aussi encourager ko donc voilà moi je crois certains moyens yi nga xam ni buñ ko doon jéem a taxawal mën na am mu indil ñu lu bari. pourtant les gens sont en train de proposer les mêmes choses yi nga xam ne moom ngay proposer yàgg nañ ko wax mais dafa mel ni dalul ci nopp ñi mu war a dal. bon ñun on a fait beaucoup de propositions en tant que ONG on a fait beaucoup de propositions mais gisaguñu dara. mais teewul xaaruñu ñun dañoo jël suñu ay moyens dugg ci biir mbedd yi di waxtaan ak ñun ñi avec suñu ay moyens jël suñu ay oto ñooy fay suñu carburant. ñooy fay si ñi lépp di dugg ci biir mais xaaruñu kenn parce que c'est notre devoir. bu ñu waxee dañuy xaar kan moo koy def est-ce que vous voyez te amoon na impact ba nga xam ne bi lay impact bu am solo la mais nag da nga ciy dem ba fa nga xam ne fa nga mën a yem nga yem foofu parce que aussi les moyens nu ñu koy waxee ne sont pas extensibles. donc je crois que man émulation communautaire foofu lay jógee def ay exemple wane nit ñi lu ñuy liggéey. Quitte à discuter avec les radios télévisions pour ñu leen di fay ñuy dem di def ci ay reportages ñu inonder marché bi ci loolu plutôt que sur d'autres choses yi nga xam ne yi c'est ludique et pas très approprié pour l'heure. waaw docteur Cheikh Tidiane Athie yow ngay spécialiste en santé communautaire juróomi simili moo ñu dese ci émission bi ma bëggoon tey jii nga wax ñu bu ñu jógee ci mbas mi quelles seront les leçons apprises yan jàngat lañ ci war a jëlee sukkandiku ci ba gën a ñoŋal lépp luy politique de santé ci Sénégal waaye tamit lépp luy santé communautaire parce que ñu bëri doonuñu dégg ñuy wax affaire santé communautaire xëy na amuñu ci woon xam-xam bu bëri mais tey jii ñu bëri xam nañu approche bi grâce à la Covid-19 donc yan jàngat yan la ñu war a jëlee ci mbir mi nga xam ne moo ñu song tey. non mais en fait c'est pas grâce à la Covid-19 parce que ba ma tàmbalee samay wax naa la fii lu ñu fi jot a liggéey ci sida. wax naa la lu ñuy jot a liggéey ci tuberculose. paludisme
planning familial ci biir askan bi ni dem di sensibiliser ñi ci gox-goxaat yi dégg nga dem di def ay services ci biir gox-goxaat yi loolu c'est un travail communautaire. di former ñi nga xam ne mais fasul woon torop. mais si fasoon na fasul woon mais si fasoon na bu baax parce que boo gisee ñu am résultats yi ñu am yi looloo tax. boo gisee ñu am tey jii résultats yi ñu am ci feebar jàngoro yu bon yooyu. ak vaccination yi. mais si mais looloo tax c'est parce que justement approche communautaire bi dafa di am lu solo boo ko seetaatee d'ailleurs bailleurs de fonds yu bëri léegi programme yu bëri am na ba nga xam ne bi c'est pour l'approche communautaire boo jëlee ay banque mondiale fonds Gavi at yu bëri mais ñoom am na lu ñuy jox dañ koy financer jox ko état bi lu ñuy jox leneen li ñu jox ko ñeneen ñi nga xam ne mooy société civile. pour ñu liggéey ko parce que xam nañ ku ci nekk at la nga ba ne donc de ce point de vue je crois que déjà amoon na y a un capital bu fi nekk bu am solo considérable mais seulement il faut l'utiliser. Il est vrai que nag bon ku ci nekk ne travaille pas de la même façon. léegi nag looloo tax nag léegi l'harmonisation la coordination des interventions war a am solo léegi ne boo ko jëlee léegi dans chaque région nga identifier les acteurs sociaux yu fa nekk léegi de ku ci nekk nga jox ko des objectifs bien précis ñuy def ay réunions de coordination ku ci nekk la nga war a def et tout ça dinañu gën a xam jël comme ni ñu ko waxee léegi. les exemples qui sont issus de la communauté yi nga xam ne dafa jóge ci communauté bi ñu valoriser ko divulguer ko vulgariser ko loolu aussi dina tax ba nit ñi gën a mën a yeew gën a mën a defal seen bopp foofu lay jógee quoi mais pas toog di critiquer le gouvernement si le ministère si et cetera. il faut que ñu am ay initiative. Je crois qu'il faut donner des pistes. plutôt que de critiquer à outrance ça sert à absolument rien. donc man loolu laa amoon ci la may wax mais bu leen fàtte aussi quelque chose dispensaire yi kenn ñëwatu ci. parce que dañuy ku ci nekk da ngay ragal que ni boo demee ci dispensaire bi mën nga jàpp feebar xamul loolu aussi défaut de communication parce que nit ki bu xamul mais da nga koy xamal ragal nag ci ñëpp la c'est quelque chose d'humain. d'humain c'est humain moo tax léegi ñu bëri dañuy toog seen kër. yore seen feebar bi di gën a graaw te dañuy ragal rek ba leneen mën na leen ci fekk. te leneen bu leen ci fekkee ay dépenses yu métti lay dem seen dund sax xaj na ci donc je crois que ça c'est la nga xam ne lii mooy le revers de la médaille léegi ñu ngi wax waxi Covid bés bi nekk ñu wax ko léegi ñu dugg ci nawet. sibiru maladie diarrhée yi kii voilà maladie diarrhée yi kii maladie parasitaire lépp a ngi fi donc loolu dañ ko jéem a xajamal la ñuy wax xaw ma négliger n'est-ce pas léegi nag population yi naka la ñuy def ak loolu donc léegi dañuy dund ak ñaari contradiction ñaari ni ñu koy waxee ci contradiction le déni de cette maladie. te mënoo dem faju ji. te bu ñu moytuwul tam bu ñu jógee ci Covid bi yeneeni feebar dañuy dàkkante pour faj yeneeni feebar yoo xam ne. seeni borom ñu ngi ko doon traîner ragal a dem faju ji. exactement. surtout les maladies chroniques. c'est ça donc léegi boo yoree sa benn diabète doo dem nga xool sa diabète nu mu demee wala nga yore hypertension artérielle. etc. donc il y a beaucoup de choses à faire docteur il faut communication bi mu def ko ci sens yu bëri. communication bi dafa am solo surtout à travers les médias mais aussi sur le terrain. loolu dafa di la am solo. ok donc dañ lay jaajëfal docteur Cheikh Tidiane Athie may fàttali ne yaay président ONG Acteve di spécialiste en santé communautaire di jaajëfal auditeurs yi ñu doon déglu jox la kàddu gu mujj rek ñu daal di tàggatoog auditeurs yi. nga baal ma dama bëggoon juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Mariam Athie. oui joyeux anniversaire à elle. Ceci étant dit vraiment maa ngi ñaan yàlla feebar bi gaaw fi jóge. amiin mais nag pour mu jóge fi foog ñëpp takku fasu surtout delloo ñi nga xam ne ñii ku ci nekk la nga mën a def nga def ko. parce que ku nekk mënul def lépp. c'est sûr. ministère de la santé am na lu mu mën a def. le privé am na lu mu mën a def. lépp le communautaire am na lu mu def mais mënoo wax da ngay jël yëpp nga centraliser ko décentralisation daf ci baax
pour que ñëpp ku ci nekk fa nga mënee at la nga mënee nga def ko. jërëjëf docteur jaajëfal Pape Lay Dieye mi féete woon ci machine bi.